jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru maraxi ponk yi ca gën a fës. beneen accident ma nga am nag fële booy génn kon Ross Béthio la ñetti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci boobu accident benn oto 4x4 nag mu bëkkante ak benn ambulance boobee nag dafa doon dem rek di jëli ji ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee ay gaañu ci cortège bu ministre Omar Youm bi defoon ab accident ñett ña ca saasa lanu faatu ñooñee faatu nag ci 4x4 ba lanu nekkoon regroupement des boulangers bu Sénégal nag door nañu tey rek ab grève fa ñetti fan ñu ngay wéy nag di sàkku rek ñu yokk njëgu mburu mi naka noonu TVA bi ñu teggi ko ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi nangulu leen nag boobee càkkutéef mu teg ko nag ci ay firnde yu leer bu mburu ñaak jafe tamit jàppale ni suukar moom it ma nga ca rawatina ak suukar bu mokk bi lu soxal soble bi nag la ñu bëgg rek mooy ñu soble bi daal di kon bàyyi ko ca bitim réew ngir mën fee dugg muy soble importé boobu ñu daal di rek kon tere woon ci jamono yële jamono ji nag taxaw nañu rek ngir yëf ya daal di dooraat interprofessionnel nag ma ngay naqarlu dogal boobu tukkee ci agence régulation des marchés publics des ARMP ndax producteurs yi nee nañ am nañ soble bu doy boo xamante ne jaay guñu ko waa ARMP nag ne lu ni mel la ñu gis ci marché bi daanu àddu ci wàllug njàng mi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo am bac STEC ñu gën ko xam ci science technologie économie ak gestion ba nëgë ni nag jotaguñu seen attestation ñi ngi naqarlu nag tey janoon nañu ak taskatu xabaar yi bu dee nag daara yu kawe yi fare nag ci université yu kawe yi ci privé bi ñoom nag noppiwuñu ngir dalal kon bachelier yu bees yi ndax nee nañ nguurug Sénégal daf leen yoral koppar ba nëgë ni joxagu leen ko muy fukki milliards ak juróom-ñett ñu koy laaj boobu ba tey boo moyul kon bachelier yu bees yi kenn du leen orienté te yooyee kon daara Gambie nag ña ngay jooy que njëkkoon a nekk président ci réew ma di Daouda Kairaba Diawara moom nag daal dinay nag faatu gannaaw feebar bu ko tëraloon moom moomu ci fàttali atum 1970 ba 1994 ca la toogoon ca bopp réewum Gambie ñaar fukki at ak ñeent mu def ko ca bopp réew moomee gannaaw bi la ko Yaaya Jammeh nag jëlee foofu ci ab coup d'état mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñuy doore ko ak accident bu métti bi am fële ca booy génn Ross Béthio la accident boobu nag benn oto 4x4 moo mbëkkante ak benn ambulance boo xamante ne nii la ko taxoon a jóg nag mooy dem jëli ji ñi amee ay gaañu ci accident bi amoon tamit ni kii sànq muy cortège bu jëwriñ ji di Omar Youm gannaaw bi am ñu ci jëlee woon ay gaañu ambulance boobu nag jógee Saint-Louis demoon rek di leen jëli ji ci la daal di mbëkkante ak benn oto 4x4 ñett ñoo ca ñàkk seen bakkan ca saasa ñett ñooñu nag mooy ñi nekkoon ci oto 4x4 bi nga xamante ni ñeenti nit kon la yeboon ñett ñoom muccuñu kenn képp moo ca daal di rëcc chauffeuru ambulance bi nag moom mi ngi ci génnee rek ak ay gaañu yoo xamante ni nee nañ taxu koo metti lool du ñàkk ñu del siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak suñu naataango bu ñu toogal ca diwaanu Ndar ñu des ba tey ci accident yi nga xamante ne nag mi ngi lëmbee fi mu ne nii nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan ci tali bi kenn xamul nag li ko sabab waaye li ñu wax rek moo di ne ku ci nekk nag am nga ci wàll loolu tax na ba tey ji ñu dem nemmeeku rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkat yu Dakar dem dikki yi chauffeur sa nag ñoom am na daal lu ñu joxoñ ne loolu moo ko sabab ki nga xamante ni moom moo jiitee kon kër googu di Dakar dem dikk nee na nag ñàkk yar gi ci la waaye chauffeur si nañ leen gën a tàggat dañu ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. fii ci Sénégal tali li muy faat bëri na lan moo waral lu ni mel chauffeur yi joxe nañ leen baaraamu tuuma pourtant yenn ci ay dawalkat ñoo ngi liggéey ak professionnalisme ñu ni mel bokk na ci chauffeur yu Dakar dem dikk foofu formation ak responsabilisation bu chauffeur yi nekk na lu indispensable. ñun du ñu jël volant di ko jox koo xam ni yàggul lu mu am permis du ñu jël volant di ko jox koo xam ni yàggul lu mu ñëw ci ñun xamaguñ jikkoom parce que kuy wut doo xam jikkoom bu amee nga koy xam du ñu jël volant jox ko koo xam ni amul yenn âge ce dossier tamit daañu ko suivre pendant des années balaa ñuy naan affectation avec peut-être lu ñuy naan promotion yóbbu la foofu expérience bi am na solo mais am nañ tamit loo xam ni dañuy tàggat dawalkat yi muy centre de formation nga xam ne mi ngi ci biir dépôt bi. ay dawalkatu bus yoo xam ni ay superviseur de réseau ñoo leen di surveiller ci tali bi bu ñu defee lu jaarul yoon ay daan dañ koy teg seen kaw
lu ni mel ñoom chauffeur yi xam nañu ko. superviseur yooyu tamit ñun dañoo toog ba yàgg ñu ni bon expérience am na solo mooy ñi nga xam ne yàgg nañ fi dawal te am bon dossier amuñu accident yu bëri respecte code de la route amuñu ñu nangu seen permis lu bëri ñu jël leen reconvertir leen teg leen ñoo xam ne ñooy surveiller xale yi ñëw. am nay sanction dañ leen di sanctionné mën na jógee ci mise à pied bu ndaw ba ci licenciement. fii conducteur boo fi jëkk a ñëw balaa nga fi jëkk a ñëw d'abord boo amee permis de conduire transport en commun durée 5 ans d'ancienneté après ci ngay ñëw door a dugg Dakar Dem Dikk. ce terminus bu Liberté 5 clients yi fa nekk di xaar ñoom joxe nañ seen xalaat ci conduite bu dawalkat bu Dakar Dem Dikk. Mais ils sont plus responsables parce que c'est des chauffeurs qui a des enfants, une famille expérimentée et puis qui fait bien leur boulot et ça pour un pays c'est important. Quand même surtout peut-être parce que ñoom dañuy représenter société nationale bi boo leen comparé ak yeneen dawalkat yi da ngay gis ne ñoom ñoo gën a professionnel. c'est assez discipliné quand même je vais dire ouais. Vraiment ni ñuy dawale dal na xel oui ñu ngi respecté code de la route bi respecté nañ clients yi ci li ma remarqué gum parce que nee naa c'est la première fois ma jël ko. ay fan a ngi nii bés du jàll te duñ dégg accident bu faat ay bakkan fii ci Sénégal usagers yi ñoom jàpp nañ ni jot na dawalkat yi ñu former leen bu baax balaa ñu leen di jox ay oto. jot na tamit ñu boole rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàllu kaaraange gi ci Sénégal ci dendu Afrique rawatina nag ca Burkina Faso ngir nag kaaraange gi ci tali bi ñu gën koo mën a sàmm fii nag ci Ndakaaru amal nañ fi am ndaje ni ñu ko waxee nag kon takk der yooyu ak gendarme yu ñaari réew yooyu la ñu ci boole liñ ci jublu rek moom mooy fexe ba xeex nag ñàkk kaaraange gi ci tali bi ci dendu Afrique naka noonu it ñu gis ni lépp loo xamante ne kon dana fa tukkee daanu ko jébbal rek réew yi nga xamante ne fare nañu ci CEDEAO. Ibou Diouf. ñii di ay takk der wala sax ñoo xam ne rek seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu sécurité routière ñu fekk baax ci Sénégal ñeneen ñi bàyyeekoo ca Burkina Faso li leen tax a jóg mooy fexe ba xalaat ci li ni mel bëgg nañ tamit jële fi l'accident yi fexe tamit ba kaaraange am ci kaw tali bi. Sénégal mu ngi partagé frontière ak Gambie Guinée-Bissau Guinée Mali ak Mauritanie ay frontières et donc suñu approche dañ ciy jàpp Burkina mu ngi partagé frontière ak Togo Bénin Ghana ak Niger loolu aussi approche bi dafay tax tamit ñu mën a xool ñoom seen expérience fi ñu nekk ak terrorisme ñuy bi ak ñu suñu expérience bi ñu xool nan la ñuy proposer quelque chose pour le Sahel. ñaari dëkk yi boole seeni ay kàngam ngir ñu xalaat ci loo xamante ne rek buñ ko defee dinañ fexe ba lii di sécurité routière ñu mën ko taxawal ci ñaari réew yi buñ ci noppee tamit fexe ba askan bi rawatina ñi feeti ci Afrique sowu jant ku ci nekk jot ci sawal. nan la ñuy fexe ba accident yi wàññeeku ba suñu population yi ni ñuy utiliser yoon yi pour tukki boo xam ne jarul mais également terroristes yi ni ñu koy utiliser pour ak trafiquants yi. bokk na ci li leen tax a jóg li nga xam ne mooy coopération bilatérale ku ci ne indi ci sa xam-xam ak sa xalaat ñu dajale ko rek jagleel ko ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu sécurité routière. déjà defoon nañ benn guide taxawal ko boo xamante ne moo ñuy tax ñu mën a taxaw ci insécurité routière bi accident de la circulation yi. bokk na ci li leen yëkkati woon ci waxtaane ko renforcer collaboration bi maanaam gën a digëral jokkalante bi buñ ci noppee nag dinañ dexan benn kayit jagleel ko kilifa yi CEDEAO ngir ku ne mën ko jëfee. Ibou Diouf ngir nag gën a taxawit ba tey ci wàllu kaaraange ci tali bi faaw rek tamit askanu Sénégal rawatina ak dawalkat yi nag ñu sàmmonteeg ak matuwaay bii ñu jël te muy nag dawalkat bu ne mën a rek jotee ci ab kon permis de conduire numérisé lu soxal nag kap kaaraange gi nag def nañu ab nee nañ dina dem ba ñetti fan ci weeru septembre kon chauffeur si nañu def seen kéemtalaay kàttan ngir mën a jotee ci jumtukaay boobee ca CICES nag la ñu koy amalee lu ko mooy rek ay daan dana tegu ci seen doy sa tugey ba Thierno Laurent Mendy. ay buuxante moo fi am fii ci Cap Karange bu nekk CICES gannaaw ba mu amee ab opération bu remplacement permis de conduire yu yàgg yi ay dawalkat yu seen xel dalul ndax li di délai bi ñu leen may jege lool ak itamit daan ñi leen ci mën a fekk. lan moo waral gars yi ba demee parce que ñëpp amuñu jot ñëpp aussi amuñu 10 000 francs yu ñu dugal. dafa gàtt pour l'instant comme sama zaar gi man dafa gàtt trop au moins bu ñu ko yokkaatoon peut-être
3 mois ou bien 2 mois encore peut-être mën nañu si am sens au fait. métti na parce que wax dëgg yàlla mën nañu dimbali yokku délai bi ndax ñëpp mën a am mais tey jii le 3 ñëw na délai bi dafa gàtt le 3 fi mu ne nii boo bëggee taxaw ne le 3 mooy kenn du déposé xoolal fii li fi ñëw li ñibbi sax moo ëpp li fi ne. nañ leen mayaat temps mën nañ leen yokkal délai bi pour ñeneen ñi nga xam ne amaguñu woon jot wala ñi nga xam ne ñoom instant bi dañu occupé ñu ñëw déposé. bi bu ñu mënoon a dimbale yokkal ñu délai bi tuuti bañ mën a déposé danañu arrangé parce que man damay wax ci turu ñëpp. ab opération de remplacement bu tàmbali sans problème pour ñi ñëkk jot seen bos. te aussi tamit fii dañ fiy nekk di buuxante depuis 4 heures ñu ngi fi am na ñoo xam ne fii leen fanaan mais dañoo ñëw seulement jël 300 personnes ñu leen jàllale y avait plus de 1000 personnes ce matin mais ñëpp mënuñu déposer 300 leen jël. bi dafa bëri benn bureau kese mënuñu yor ñun ñëpp région Dakar benn moo ñett ñoo fi nekk bi nekk ville ak bi nekk Montmartre ak bi ne fii au moins am na ñoo xam ne dañoo dëkk ba Tëngéej ñu jógee ba Bargny man mii Bargny laa jógee am na ñoo xam fi la ñu fanaan 1 heure du matin gars yi jël liste dem ba si biir ñu tasaat liste boobu noonu. ndax fii moom boo fi ñëwee 6 heures du matin moom ni muy ñëw moom métti na quoi te fee ne si buntu bi maanaam dañ faa fekk maanaam rang boo xam ne gars yi dañuy bind foofu liste quoi mais bi ñu indee liste boobu fii dañu après liste boobu maanaam du compte quoi. waaye daw ba bëgg a dee jógee fële di daw ba fii ñii damm ñii daanu fi am na ñoo xam ne dañ leen fi jëlee oto yóbbu leen dañoo am problème mu dañoo def faux pas moom loolu kay doy na waar métti na moom nu ñu mën a dimbale nañu dimbale rek yokkal ñu date bi tuuti ñëpp mën a am quoi. ñii nag toll ci ay jafe-jafe moo waral ñuy obligé jug fajar ngir mën see jot directeur bu yor wàllum transport di avertir dawalkat yi ñoom ñee waratuñu jël talimi ak permis yu yàgg yi. waxoon nañ ko ci ndoxteelu xibaar yi regroupement bi ëmb nag boulanger yu Sénégal door nañu tey ab grève banque seen yoxo ci seenub liggéey diirub ñetti fan lañu koy def ñuy wéy nag di sàkku ñu yokk njëgu mburu bi teggil leen rek TVA bi ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi nag nangulu leen càkkutéef boobu mu teg ko nag ci firnde yu leer mburu nag bu jafee jàppale ni suukar bu mokkit gisuñu ko fenn dañu ci ànd ak Jaaretu Fall Gervais Yao. ñetti fanu grève le regroupement boulanger yi nekk fii ci Sénégal bëgg amal li waral li ni mel di ab yokkute bu ñu bëgg mu am ci mburu bi jóge ci fanweer dem ci fanweer ak juróom mu doon ab situation boo xam ni ki di ministère bi ñu dénk wàllu commerce ni du ci dal. ñoom jàpp nañ ni que li leen intéressé ci négociation yi nga xam ne ni ñoom la ñuy def ak ministère du commerce mooy que ni ñoom dañoo bëgg coûte que coûte ñu yokk prix wu mburu bi alors que ñun ministère du commerce dañu nekkul ci situation boobu. situation bi dañuy gis ni que secteur boulangerie bi du question prix wu mburu rek moo koy réglé situation boulangerie bi dafa toll foo xam ne ni tey dafa laaj réglementation boo xam ne ni dafa dëgër réglementation boo xam ne ni dafay permettre boulanger bi mu mën a defar mburu de qualité mu mën ko jox nit koo xam ne ni wala moom mu mën ko distribuer ci prix boo xam ne ni dina ci gis boppam mais tey 40 francs yi ñuy jox distributeur bi loolu moo tax tey bu ñu leen defaloon prix wu mburu bi 300 francs sax duñ ci génn. arrêté beeg yëpp pare na. teg ko ci kaw table pour que boulanger léegi nangootuñu kenn koo xam ne ni da ngay jóg comme ça rek nga dem ubbi boulangerie léegi pour ubbi boulangerie il faut nga am autorisation. lu soxal wàllu suukar bi ñu nemmeeku ni dafa manqué temps yi moom Omar Diallo di wax ni tabaski bi ñu jógee moo taxoon mu am ay problème mu distribution. foo wax tombé nag ni période boobu dañu fekk ni dem julli ji tabaski le lendemain tabaski pratiquement chauffeurs yi yeeg livreurs yeeg ñëpp ñi nga xam ne dañuy tourner autour de la livraison du sucre pratiquement pour ñu mën leen dajale ñu taxaw pour mën a commencer waat livraison yi loolu moo indi lenteur yooyu nag boo ci boolee nag bi ñu ubbee ñëpp ñëwandoo pour jël suukar bi dafay bëri ba nga xam ne du ñu mën a joxandoo ñëpp loolu moo indi jafe-jafe bi mais taxaw nañ ci ba nga xam ne ni fi ñu doon joxee 10 camions wala 20 camions par jour tey ñu ngi joxe le double ce qui fait que suukar bi léegi actuellement nii mu ngi dugg bu baax. kii di fédération bi ëmb boulanger yi ci Sénégal ni moom bokkul ci bile grève day wëy di amal li nga xam ni mooy njaayu mburoom ci beneen côté lu soxal wàllu suukar bi distribution bi ma ngay wëy di am ba léegi. soble bay jógee bitim réew nag marché bi ubbi nañu ko ngir soble boobu daal di rek kon dikkaat ci réew mi gannaaw ba ñu ko dakkalee woon interprofessionnel bi nag ma ngay ñaxtu ndax nee nañ nag agence de régulation des marchés publics di ARMP dogal boobu mu jël nag ànduñu ci benn yoon producteurs yi ne ñoom am na soble boo xamante ni ñu ngi ko rënk te ba nëga ni jaaye guñu ko waa ARMP ne loolee amul ndax la ñu gis ci marché bi leneen la te nag soble bi booy xool sax dafa gën a yokku Maguette Gaye lañu ci àndal. ndogal ba daanu na soble bi ñuy bayee ci bitim réew dina tàmbalee dugg ci marché bi bis ni ki tey interprofessionnel bi yëngu ci wàllu wi jàpp ni ndogalu ARM boobile doon na lu leen bett. mu xëy rek
mu ne daal soble day wàcc soble importé bi mu neex mu naqadi da koy wàcc lu ko lal nekk loolu moo ñu ump ndax li mosta am moo ñaar fukki at ak nangam filière bi maa ko jiite bee ren maa gañewaat nekk président filière bi mosta am ren nekk mu xëy rek tey mu xëy rek mu ne daal day wàcc soble bi. ki jiite ARM jàpp ni interprofessionnel bi des naa responsable mu xamle itam ne ubbite marché bi le mënu la ñàkk ndax soble bi ñuy bayee ci réew mi daanaka kenn mënutu koo teg bët teg si njëg li day wéy di yokku. décision bu ñu jël mooy 8 janvier ba léegi ñu ngi jaay soble réew mi prix bu ñu fixé woon 240 borsan la su prix bi demee ba tey ñu koy jaay 600 francs 800 ci détail di gaañ consommateur bi dañuy ubbi marché bi pour mu am cohabitation après une semaine du mot sax une semaine parce que lu ñu desee quand même bëriwul mais duñu xaar aussi ba soble yëpp jeex pour ñu ubbi soble bi des na mais lu des bëriwul te couvrirul réew mi yëpp du problème coin bi rek am na soble démb par exemple ñoom nee nañ ne soble bëri na marché Gueule Tapée waa Caaroy taxaw ñu ne ñoom amuñu soble. producteurs yi jàpp ni li directeur général ARM wax tegu ko fenn ñuy artu di xamle ni soble bi ñuy bayee bitim réew moo nar a gën a seerati sax. nee na soble bi dafa yokku nangam jaar fii dugub loolu bu importation bu génnee léegi kilo bi day gën a seet soble mbéy bi waaw kon kay loolu taxul. te nekk Potou mu ngi am stock 10 000 tonnes soble fii ci marché Dalifort mu ngi am 8 000 tonnes stock. autorité de régulation des marchés di wéy di campé ci décision ba mu jël baykatu soble yi ñoom ci seen wàll di wéy di ñaan autorité yi ñu may leen fukki fan ak ñeent ngir ñu mën a jeexal li ñu jot a bay. Maguette Gueye ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne nag ñoo am ren baccalauréat série STEG ñu gën ko xam ci science technologie économie et gestion ñoom nag ba nëgë ni ñu ne jotuñu seen attestation moo waral tey nag ñu daal di yëglu ci kanamu taskatu xabaar yi bëgg rek jotee ci këyit googu nag war leen a wan fan la ñu war a dem ëllëg ci daara yu kawe yi Ousmane Diallo Jafaraba. promotion bu njëkk STEG di science technologique économique et de gestion bi wutu série G nekk ci njàkkare nouveau bachelier yi boobu ba léegi jotuñu seen attestation de réussite baccalauréat. ay élèves mën a def bac toog jàpp seen yaakaar am bac ma pare kon cela veut dire que instant ñun amuñu bac nous nous proclamons des bacheliers alors que nous ne sommes pas des bacheliers le plateforme campus Sène instant yi reconnaître ñu même pas. yeneen i gàllankoor mooy ne mënuñu def benn concours rawatina prescription ngir dem jàngi bitim réew. test yi ñu war a def pour jàll ci université comme par exemple université française wala université canadienne ou autre à chaque fois dañ lay laaj attestation ak sa relevé de note fekkee nag mën a attestation génnagul mën nga joxe sa relevé de note pour le moment après attestation bu ñëw mais élèves yu bëri man am naa sama xarit yu bëri yoo xam ne instant dañ leen rejeté ndax lan seen attestation génnagul. nouveau bachelier yi di artu ne dinañu teg yeneen i jéego fii fan bu dee lijjantiwuñ seen i problème. maintenant nag fi d'ici quelques jours si on n'a pas de réponse favorable soobee yàlla dinañ jàll si plan supérieur. série STEG nag ñu créé ko depuis 2017 boobu ba léegi ñoo ngi xaar décret d'application bi njiitu réew mi signé ko. ma ngoog étudiant yooyu fu nu war a dem ndax ci daara yu kawe yi fare ci privé bi la am déet lu mu ci mën a doon cadre unitaire bi ëmb kon daara yu kawe yooyu fare ci privé bi nag ña ngay dànkaa fa nguurug Sénégal dootuñu nangu benn bachelier bu ñu leen indil ndax nguur gi fayu leen seeni koppar fukki milliards ak juróom-ñett toll na ko yooyee koppar ñu ne mënatuñu tey mënatuñu ëllëg Aminata Mbaye Sow. woote la ñu amalaat ngir ñaan groupe Sénégal respecté engagement yi mu signé woon ak ñoom daal di leen fay xaalis bi mu leen ameel lu toll ci fukk ak juróomi ñetti ci ay milliards la leen groupe Sénégal ameel jëlee ko atum 2017 ba 2019. ay 2017 année 2017 2018 ak 2018 2019 bu ñu ko fayul wala bu ñu deful effort comme ni mu ko waxee engagement yi nga xam ne ñu ngi koy jël ñu respecté ko loolu bu ñu ko def du ñu mën a jëlaat ay bachelier 2019. ñuy artu groupe Sénégal xale yi am bac ci atum 2019 bu ñu leen fayul seen bor kenn du leen jël ci école privée yooyu leen. état bi bu defee effort waxuñu ko mu fay ñu fukki milliards yëpp ak juróom-ñett ñun xam nañ ne peut-être dina jafe mais mënoon nañ ko wax parce que contrat lañ nekk mais ñun am nañu xel ne état mënu ko peut-être fi mu toll
maanaam fu mu toll loolu moo tax ñu ne pour ñu dooraat 4 milliards yi nga xam ne ñoom wax nañ ne danañ ko génne mais ñu wax ñu nan lañ koy génne. at mu ne lu toll ci 40 000 étudiants daañ leen orienté ci école privée yi ndax amuñu place ci université yu publique yi waaye nag loole ci atum 2013 ba léegi ñàkk déggoo moo am ndaxte groupe Sénégal da leen ameel xaalis bu takku. xibaar yi nag ca Gambie danañu fa yóbbu tamit fas yéene wax rek ci faatuk Dawda Kairaba Jawara moo njëkk a nekk président ca Gambie moomee nag gannaaw ab feebar rek boo xamante ni moo ko tëraloon Gambie googee mu jiite ko atub 1970 jàpp 1994 lu toll ci ñaar fukki at ak ñeent kon jiite na ko réewum Gambie laata nag ñu ko fay jëlee ci ab coup d'état boo xamante ne Yaya Jammeh moo ko amaloon mu nekkoon coup d'état militaire dañ ci ànd ak Ibrahima Kane. am cër bu rëy ci politique gu Gambie président Dawda Kairaba Jawara làqu na tey jii gannaaw bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom moom Dawda Jawara doon nag président bi Gambie njëkk a am gannaaw bi mu moomee boppam mu diriger ko lu jege fukki at ak juróom ca réewu Gambie Dawda Jawara dugg ci politique ci atum 1960 gannaaw bañ ko tàggatee ci mouvement des jeunes du parti travailliste britannique. mu njëkk a jiite nag parti populaire progressiste ca Gambie laata muy doon ministre de l'éducation ci gouvernement autonome bu Gambie bi nga xamante ne nag mu ngi nekkoon ci tutelu couronne britannique bi ci atum 1965 Gambie daal di moom boppam wante ci atum 1970 la Dawda Jawara daal di proclamer république doon nag président bi ko njëkk a jiite. jamono yooyu nag Sénégal doon bëgg ñu boole ñaari réew yi ndax ñàkk ressource économique ci Gambie ak tamit réew moo xamante ne ci wàllu superficie lu tuuti la wante Dawda Jawara waxtaan ak président Léopold Sédar Senghor ba ñu mujj am ab déggoo ci nag bàyyi fi ñaari réew yépp ku ci nekk di ko doxal. moom Dawda Jawara nag ñu koy tabaat juróomi at yu nekk ci assemblée nationale bi ba ci 1982 bi ñu indee nag li nga xam ne moom mooy réforme bi ñu tabaat ko kon ci suffrage universel wante nguuram nag am na ay yenn jafe-jafe ci 1981 ab tentative coup d'état ku koy Samba Sagna orchestré woon ko wante lu ni mel mujjul woon antu gannaaw jàmbaar yu Sénégal di soldat si taxawoon Gambie nag ngir sauver démocratie gi. gannaaw loolu président Jawara ak Abdou Diouf daal di nag taxawal lii di confédération sénégambienne wante lu ni mel nag mujjul sax antu ndax dañ ko mujj dissoudre gannaaw ay jafe-jafe ci jëwrin yi ci atum 1994 réew ma amaat beneen coup d'état militaire wante bi yoon nag Yaya Jammeh moom moo ko jiite woon. Dawda Jawara ñu mujj koy ndërmel mu mujj sax dem ca exil ca Angleterre Yaya Jammeh mujj koy amnistie ci atum 2010 laataa nag moom Dawda Jawara di dellu siwaat ci réewu Gambie fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2000. Ibrahima Kane ñu ngi ko waxee nag réewum Gambie yàgg jëflante ak réewum Sénégal rawatina ak ci wàllug diplomatie moom Dawda Jawara moomee def na ci lu bare bari ñu ngi fàttaliku digganteem ak Léopold Sédar Senghor ñu teewlu Barka Ba xam-xama màcc ci wàllug politique mu dikk ak ñu rek ci maanaam diggante ñaari réew yooyu. li ñu mën a jàngat ci diggante Dawda Jawara ak nguuru Sénégal mooy ci bi mu nekkee président Sénégal def na ñaari intervention militaire foofu ci Gambie bu ci njëkk bi mooy Fodé Kaba 1 bi mais biñ ci gën a ràññee surtout mooy Fodé Kaba 2 bi nga ginnaaw ba ay fippu yi nga xam ne ku koy Samba Sagna moo leen ngemboon bi ñu nasaxalee nguuram ba daaneel ko alors que moom mu ngi nekkoon à l'étranger opération boobu Sénégal perte na ci ay soldats yu bari waaye ginnaaw biñ ko delloo ci nguur gi loolu moo indi woon mu am confédération entre Sénégal ak Gambie ñu nekkoon diggante bu ratax ak lëkkaloo bu am doole waaye ci mujjantel ba Dawda Jawara dafa mujj 89 dénoncé accord yooyu noonu loolu lañ gën a mën a jàpp lu fës ci nguuram digganteem ak Sénégal. ñu wax rek ci tàggat yaram ak wàllug basketball sunu gaynde yi nag ñu góor ñi ñoom daal dinañu rek kon jeexal seenub jongante yi ñu doon amal ngir rek waajal mondial ba war a am ci Chine fanweeri fan ak benn lay doon ci weeru août jàpp kon fukki fan ak juróom ci weeru septembre juróom-ñetti ndaje def nañu ko ñu am ci nag juróom yoo xamante ne lajj nañu ko ak ñett yu ñu am ndam bu mujj bi nag seen diggante la ak Jordanie dañu ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra.
ci njeexitalu préparation bu coupe du monde basketball atum 2019 ca Chine Sénégal am na ndam tey ci suba ci kanamu Jordanie 69 points ci 64 ci tournoi préparatif bi doon am ca Suzhou. ñaareeli ndamam foofu ginnaaw bu mu amoon ca kaw Porto Rico 90 points ci 61 écart bi toll ci ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent. ci noonu Mouhamed Faye ak i naataangoom amaat confiance ginnaaw seen nërmeelu ci kanamu Venezuela 81 points ci 74 ci ndorteelu tournoi bi. gaynde yu sélectionneur bii di Moustapha Gaye amal juróom-ñetti jongante ci seen wàccaay mondial ba nar a am ca Chine 31 août ba 15 septembre bii di ñëw ñu jëlee ci ñetti ndam ak juróomi nërmeelu. capitaine gaynde yi Maurice Ndour ak i ñoñam dibéer la ñuy amal seen jongante gu njëkk ci mondial bi di laale ak Lituanie bu benn waxtu ci bëccëg tegalee fanweeri simili. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi fi la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Chérif Diop.